8h di juróom-ñetti waxtu jot ci RFM ñu dikk ak yéen ci xibaar yi. El Hadj Ndiogou Diène. li ci gën a fës askanu jàmm gën ca Kaffrine nekk ñu ci jàmm ndax mbënd yi ndoxu taw yu mujj yi ñoo fees ci seen kër tax ba xamuñu lu ñu tëbaski gouverneur Ziguinchor sol dàllam di dox tànki jàmm ca ñaggis diggante meeru dëkk ba ak askan wa caw dox seen diggante gannaaw lotissement yu maire ba amal la Maître Sidiki Kaba di yeesalaat ay kàddoom ci mbirum fàttuk adjudant major Tamsir Sané ministre bi ñu dénk wàllu l'armée bi ne yoon dina def liggéeyam ba mët sëkk gannaaw bi ñu jàppee ñi faat commandant gendarmerie Koupentoum bi woon na tàggateeram afro basket ci jigéen ñi gayndey Sénégal yi dañu amal seen ñaareelu jongante tey waa Égypte la ñuy dajeel bu 19h jotee maanaam 7h ci ngoon jotee mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne su leen ci ay faram-fàcce. El Hadj Ndiogou Diène. Aliou Ba moo nekk ci machine bi mbokk yi dellu di leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias di ziar ñëpp di baalu àq ñëpp ci tabaski yi di ñaan ñu yàgg ko teewe ay déwén yu bëree bëri xibaar yi dañ koy door ak lu soxal wàllum nawet bi taw yu mujj yu wàcc ci Kaffrine jur fay lorange ndaxte kër yu bëri jamono ji mi ngi tëmb si ndoxu taw yi rawatina nag ca quartier bi di jàmm gën askan wa nag di koy mettitlu bëgg nag nguur gi jóg ci ni mu gën a gaawee leerale ko Ndiaye. ñoo amoon yaakaar ne mbënd mi jeex na ci diwaanu Kaffrine waaye guddig biig de taw yi wàcc ci diwaanu Ndoukoumane jural askan wi ay jafe-jafe yu métti Ousmane Dembélé mu jiite mbootaayu kuréel gi xeex mbënd mi. Sénégal yëpp ñu ngi feete tabaski bi ci mbégte ba mu des waa Kaffrine parce que fii nii dafa taw boo xamante ni ñu ngi nii yéen a ngi situation bi ci ndox la ñu yeew ndax ndox mu bari. lii nag dañ koo yàggaa yuuxu dañ koo yàggaa ñaxtu xeex bu silvisé la ñu xeex di ko alerter gouvernement bi mais ba léegi gis nañ ne du ministre bi du président de la république bu ñëw jël en charge problème bu. moonte de nguur gi jotoon naa sëmb ay travaux daanaka mënees na wax ne saafara su jur jàngoro la ndax canalisation yi ñu dooroon ba ndox mi ñëwee daf ko map ba walangaan dugg ci kër yi Ibrahima Sène di kenn ci askan wi yeewu ci jàmm gën sant. liggéey bi fi ñu toll nii mën nañu wax ne dafa yokk jafe-jafe yi waaye daanaka saafara woo. ndox maa ngi fi boo seetee sama ginnaaw mbedd yaa ngi taa kër yaa ngi taa jafe-jafe yi daal daanaka dara dañu si dafa mel ni mbir yi dafa gën a tar sax loolu lañ mën a wax li ko waral mooy ba ñuy gas pax yi waxoon nañ kat ne lii mën na indi ay jafe-jafe bu fekkul woon ne askan bi farul lañ lool bii kon mënoon na am jëyee. mais canalisation yooyu seen jëm bopp sax lépp a màbb maanaam saafara la boo xam ne dafa jur jàngoro. askanu Kaffrine 2 ak Diamaguène Centre ñu ngi soññaat nguur gi ñu gën a bàyyi xel ci liggéey bi rax ci dolli gën ko jox gën. nguur gi dañ koo laajati ko ci njëkk ak ci teraanga léegi puisque gis nañ ne nguur gi amul yéene bu rafet ci waa Kaffrine nguur gi amul benn solution pour waa Kaffrine mais taf yëngal yii nii lii moo ñu indil rolaange bii nii ñun daal dañoo jàpp ne léegi yëfu maa tey la te pourtant Kaffrine mérité wul. waa Diamaguène Centre ak Kaffrine 2D depuis ñaar fukki at ak juróom benn ba léegi de amul leen loo xam ne soppeeku na ko ci mbënd mi Kaffrine Omar Ndiaye RFM. Omar Ndiaye bu ñu jógee Kaffrine day dem ba Ziguinchor rawatina ci dëkk bi di Niaguis foofu nag coow moo fa am diggante mairie ba ak ñi di askan wi li ko waral moo di nag lotissement yoo xam te ne mairie ba da koy amal te askan wi nag ànduñu ci ñoom tamit leneen loo xam te ne soxal na leen mooy nag ñu bàyyi xel wàllum tal yi ak yeneen coow loolu nag bi mu amee gouverneur bu Ziguinchor moom nag dajale na ñaari wàll yi ngi jéem a xool ñu waxtaan ba juboo seen diggante ñu déglu gouverneur bu Ziguinchor Guèye Diouf ci micro Lamine Ba. bu ñu waxtaanee gis nañu ne ñaari mbir daal problème am na mooy ñàkk a déggoo ci pourcentage bi nga xamante ne moom la ñu war a jagleel yoon yeeg ak équipement yi ñu war a tabax ci bi ñuy def lotissement yi population yi jàppoon ci seen bopp ne 30% lay doon techniciens yi bi ñu ñëwee ne du nekkati 30% 50% lay doon loolu indi woon jeexi jaaxa ci seen bopp bu ñu waxtaanee gis nañu ne mën nañu appliquer 50% yi comme ni ko géomètre bi defee ci plan bi ministre bi approuvé ko noonu mais nañu jàpp ne ñi defoon seen bopp ne 30% la ñu war a am dañu continuer jox leen 30% yooyu bu ñu defee application bi manque à gagner bi nga xamante ne ñooñu la ñu war a am ñu jëlee ko ci quota bi nga xamante ne moom la collectivité locale bi war a am mooy mairie bi
ñu compenser leen. beneen problème bi mooy gis nañu ne ña fa nekkoon bi ñu déggee ne lotissement day am jotu nañu jaay ay parcelles ñii jaayoon nañ ko avant lotissement bi ñooñu aussi dinañu xool wax nañu ñu recenser leen ñi fa nekkoon te jaay parcelle wala ña fa nekk actuellement ñu recenser leen ñi ñu jaayoon aussi ñu recenser leen quota bi nga xamante ne moom la yoon wax ne moom la ñu war a am bu fekkee ne motul pour ñu désintéressé ñi ñu jox parcelle ñi ñu jaayoon ba pare mairie bi jël ci quotaam jox ñi nga xamante ni ñoom ñoo jëndoon solution yooyu daal la ñu jàpp te ñaan ñëpp nag ñu delloo si xel yi wàccee tension bi pour que lotissement bi gën a profité ci nit ñi. mu nekkoon Guèye Diouf di gouverneur bu Ziguinchor dañuy des foofu la sax ca Ziguinchor wax ca l'hôpital ba nag léegi am na nag béréb boo xam te ne fa la ñuy tuur lépp loo xam te ne mbalitu l'hôpital la nga xam te ne mbalit yooyu sax mën na juri loraange ñi nga xam te ne ñooy malade yi tax nag ñu tuur ko béréb bu ñu koy toppatoowee 20 millions lañ ci nar a def di loo xam te ne nag askan wi ak ñi nekk ci yi yor l'hôpital bi ñu ngi koy rafetlu Lamine Ba. ab ñaxtu la bi nga xam ne nag structure sanitaire yu nekk fii ci région bu Ziguinchor yàgg nañ koy yëkkati unité de gestion des déchets biomédicaux boobee nag ñoo ngi ko war a taxawal ci hôpital régional bu Ziguinchor mu war a toll nag ci 20 millions suñuy koppar xibaar boobu nag kii di directeur bu centre hospitalier régional bu Ziguinchor moo ko xamle Martial Koli Bob lay wuyoo. faj dafa laaj fi ñuy fajee mu set te du indi ay gàllankoor population bi loolu moo tax ci projet bi nga xam ne Prodemid ci ndimbale ONIDI jaarale ko ci mairie Ziguinchor hôpital régional de Ziguinchor am na benn unité de gestion boo xam ne li génnee ci faj yëpp nu ñu wax déchets biomédicaux dinañ ko mën a traité ba du mën a amati loo xam ne dina indi gàllankoor ci population bi. jamono ji nag tàmbali nañ li nga xam ne nag moo di procédure yi ngir mën a door taxawal unité boobee njëriñ ñi nag danañ ko yaatal ci bépp bërëb fajukaay bi nga xam ne nag moo ngi fii ci région bu Ziguinchor bu sukkandikoo ba léegi ci ay kàddu directeur bi lee. du hôpital rek lay jëriñ hôpital régional Ziguinchor bépp structure ba nga xam ne faj lay def ci biir région Ziguinchor dinañ mën a utiliser unité boobu muy centre de santé yi muy poste de santé yi muy structure privée yi nga xam ne dañu am base fii ci région Ziguinchor loolu nag pour ñu doxal ko dinañ def ay jumtukaay yoo xam ne dina gën a yombal rataxal liggéey bi diggante unité bi nga xam ne moom la ñu samp fii hôpital régional Ziguinchor ak yeneen structures yi. jumtukaay boobu nga xam ne nag ñoo ngi koy taxawal jamono ji ci hôpital régional bu Ziguinchor moo ngi dolleeku ci yeneen xeetu jumtukaay yi nga xam ne nag jamono ji ñoo ngi koy amal ngir gën a ñoŋal paj mi ci bërëb fajukaay boobulee. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futurs Médias. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. 8h tegal juróom-ñetti minutes wéy ci xibaar yi wax ci leneen kuréel gi di ENDA ECOPOP ñoom nag ñu teg neexal boo xam te ne li ko tax a jóg mooy neexal maire yi nga xam te ne ñoo gën a ràññeeku ci wàllu yore mu sell naka noonu tam wàllu taxawu askan wi dañ ci déglu ki nga xam te ne moo jiite ENDA ECOPOP ba Cheikh Konaan Kanouté ci micro Lamine Ba. prix boobu nag dañ ko jagleel maire yi ak président au département yi jagleel ko taskatu xibaar yi mooy yéen ñi nga xam ne yéenay relais information bi jógee ci communes yi ak région yi jagleel ko tamit gëstukat yi maanaam ñi nekk université te nga xam ne dañuy gëstu ci wàllu décentralisation ak ci wàllu gouvernance prix boobu nag bi ñu ko lancé le 26 mooy 2e édition bi dañoo ne woon suñ ko lancé nañ dem ci gox ci diwaan yi daal di waxtaan ak gouverneur yeeg préfet yeeg sous préfet yi ngir xamal leen prix bi ñu lancé lu mu doon ndax ñun dañ koy organiser ak ministère des collectivités territoriales lépp li nekk ci ngëneel ci wàllu décentralisation ñun nañ ci mën a jot ngir mun a sargal ñi nga xam ne ñoo ko yor juróom benn fànn yi nga xam ne compétition yi moom la ciblé ci surtout collectivités territoriales bi ci njëkk mooy wàllu participation ak engagement citoyen ñaareelu fànn yi mooy transparence ak reddition des comptes maanaam leeral ak sell doxalin ñetteelu fànn yu mooy inclusion égalité équité maanaam naka la ñuy fexe ba ñëpp ñi war a bokk daal di bokk ci gouvernance ñeenteelu fànn yu mooy wàllu efficacité ak efficience budgétaire maanaam naka la ñuy fexe ba lépp lu jëm ci wàllu budget ci collectivité locale ñu mën ko améliorer surtout améliorer mobilisation ressources propres yi juróomeelu fànn yu mooy solidarité avec les groupes vulnérables maanaam ñi nga xam ne dañoo néew doole.
mu nekkoon Bachir Kanouté di njiitu kuréel gii di ENDA Eco Pop ca Diourbel lañ jëm wax ci wàllu ñàkkum xëy ndaw ñi di loo xam te ni jafe-jafe dëgg la fa ndaxte ndaw ñi dañuy am seen diplôme ba pare di compter poti lamp tax sax ba kuréel gi nga xamante ne mooy centre formation professionnelle di xool nu mu leen di jàppale su ko defee ñu mën a saafara jafe-jafe ndaw ñu am xëy Babacar Diouf. ci njaareem naam ñu ngi tàggat gone yi ci ay métiers yu bari wante ñu ci bëri dañuy toog rek di wëndeli seeni loxo benn yaakaar amaguñu ko pour ñu am fu nu xëy di liggéey jafe-jafe jooju nag li nga xam ne moo di centre formation professionnelle bi nekk ci diwaan bi moom la bëgg a saafara Moussa Sonko moo di directeur bi. loolu mooy nekk surprise bi mais je pense que effectivement avec engagement partenaires yi je pense que am nañ ay dispositifs yoo xamante ne que mun neen taxaw am beneen taxawaay te sûr que koo xamante ne que formé nañ ko dans nos structures mu mun a insérer wu. boobu la saafara nag maanaam fexe ba wàññi nit ñi nga xam ne amuñu xëy ci diwaan bi buñ ko bëggee am dinañ fexe jàppandu ci GFA Amadou Dem kenn ci conseiller technique. ñoom bu ñu nangoo def ay regroupement lépp li jëm ci wàllu prise en charge financière pour créer GIE yooyu ñun ñooy gàddu frais yi yëpp beneen bi bu ñu amee seen formation ba pare jumtukaay yi ñu fiy jotoon jënd pour ñu former leen yooyu yëpp dañu leen koy jébbal mais aussi bu ñu paree ci wàllu woowu lépp lu ñu fiy jotoon liggéey ñoom bu ñu ko jaayee dafay dellu ci ñoom. GFA moomu am na financement boo xam ne ni jagleel na ko formation bu toll ci téeméeri ndaw yoo xam ne dañoo yeewoo ci diwaan bi te fas na leen ay jàppale pour ñu créer seen entreprise bopp Diourbel RFM Babacar Diouf. Babacar Diouf fexe ba nu jàppale dëkk yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci biir réew mi nga xam dañ leen di fàtte loolu nag mooy bëgg-bëggu ñi di waa Pastef rawatina kii di Bassirou Diomaye Faye ñoom nag nee na Ziguinchor bokk na ci dëkk yooyu nga xamante ne war na leen gën a bàyyi xel ndaxte bu leen méngaleeg yenn gox yu mel ni Dakar mel ni dañoo tardé ñu déglu ko moom Bassirou Diomaye Faye ci micro Lamine Ba. xam nga Sénégal moom boo génnee Dakar rek biir Dakar sax xanaa boo génnee yenn quartier yi dem ci banlieue bi rek nga commencé gis ne sénégalais yi sonn nañ trop plus ngay gën di sori capitale bi nag plus ngay gën a gis coono googu sénégalais yi di dund waaye li ci gën a métti mooy boo taxawee ci dëkk bu mel ni Ziguinchor Casamance wala sax fi ñu jógee nii Goudomp en tout cas la Casamance mujj mën a wax sax Casamance naturelle da ngay gis opportunité économique yi fi am nga xamante ne yàlla def ñu ko baaxee ci ressources naturelles mais nga gis aussi à côté ndóol bu fay wéy nga xam ne wóor la na ñi ñu fàtte la te tey li jaadu woon mooy sax état bu doon jàppale ay nit dëgg di bàyyi ñeneen sax ñi nekk ci kaw gi la war a jàppale bàyyi ñi nekk ci taax yi ndaxte ñii dafa mel ni dañu accusé benn retard boo xamante ne bu ñuy melee ni ñu yemale rek ñii duñ mës a dab ñu nekk ci taax yi te wax dëgg yàlla ñii naqarewu ñoo jàppale ndax ñu am jom lañu ñu am njàmbaarte lañu te yàlla baaxee na leen loo xamante ne mën nañ ci sukkandiku pour jàppale leen bu baax a baax ci nu mu gën a gaawee ñu génn ci coono gu ñu nekk parce que métti na trop. nekkoon Bassirou Diomaye Faye di kenn ci responsable parti bi di Pastef di parti pour Ousmane Sonko. ak RFM kumpa jeex na. wax ci mbirum faatuk commandant brigade gendarmerie bu Koupentoum moom adjudant Tamsir Sané fan yi ñu génn ñu daal di ko dóor bal fital mu daal di fàttu loolu gannaaw bi nga xam te ne ay nit ñu doon sàcc ca poste bu Koupentoum ñoo def lu ni mel ñoom ñooñu sax ñu jot ne ñoo ko faa teg ne leen loxo jamono ji ba yóbbu leen kaso Maître Sidiki Kaba di dalal xel yi ne neen nag yoon moom dina dem ba jeex def liggéeyam ba mët sëkk ci mbir moomu ñaawlu tamit boom googu ñu boom gendarme boobule Moussa Omar Gueye. mbébéti askani Koupentoum yi doon amal doxu ñaxtu ñu ne nag dañu bëgg lépp lu jëm ci wàllub kaaraange gi ñu yokk ko waaye itim ba tey lépp lu jëm ci waatlu faatub commandant Tamsir nekk li nga xam ni yoon dafay dem ba mu mat sëkk loolu nga xam ni moo nekkoon xalaatu askan wi ñu ko doon yëkkati ci doxu ñaxtu bi ñu doon amal ki nga xam ni moom mooy jëwriñ bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu forces armées di Maître Sidiki Kaba mi ngi dalal seen xel te xam le ni lu jëm ci wàllub yoon danañ ko doxal ba mu mat sëkk ci wàllu woowu. ñaawteef bi nga xam ne am na Koupentoum ñi ko def waxoon nañ ko que dinañ leen jàpp te jàpp nañ leen livré nañ leen justice te xam naa ne yoon dina def lu mu war a def te le commandant Tamsir Sané gendarme modèle la woon ki nga xam ne dem na ba ci sacrifice suprême liggéeyam def na ko te ñëpp xamoon nañu ko moom mii li nga xam ne mooy sens de devoir du professionnalisme ak
courage bi nga xam ne mooy valeur militaire loolu la dund ba mu faat. ci beneen anam am na benn comité régional de sécurité bi nga xam ni ki ko jiite moom mooy gouverneur Omar Mamadou Baldé ñi ko seq nekk commandant zone militaire ak kii di commandant légion gendarmerie diggante Tambacounda ak Kédougou comité boobu nee nañu danañu xar seen tànk tubéy def seen kéemtalaay kàttan ba lépp lu jëm ci wàllu kaaraange nekk li nga xam ni dafay sax fi nga xam ne moo faree ci bët penku Sénégal. ci jeexitalu kàddu ki nga xam ne moom mooy ministre bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu forces armées maître Sidiki Kaba li mu gën a bëgg mooy tey ji askan wi ñu daal di gën di saafonteeg ñi nga xam ne ñoom ñooy way takk der soldat si di collaborer lépp loo xam ne gis nañ ko loo xam ne dalul seen xel ñu daal di koy wax ci anam yi gën a teel ndaxte loolu buñ ko defee dana bokk ci li nga xam ne dana sàmm kaaraange askan wi ci bët penku Sénégal. Moussa Omar Gueye wax ci mbirum Khalifa Sall moom maire Dakar bi woon mujjul am njëgalu njiitu réew mi ci tabaski ji ni ko ñu bëri nag doon sàkku bu ñu sukkandikoo nag ci maître Abdoulaye Babou di avocat am na ñuy wax ne daal xëy na li ko waral mooy li ñu dugal beneen recours ndax liñ ko génne ci liste député ci assemblée nationale maître Babou ne déedéet loolu mënu nekk gàllankoor tey jii war nañ ko mën a may grâce fi mbir yi toll ñu déglu leeralu maître Abdoulaye Babou ci jokkoo ak Georges ci Diop. wax jooju ñu wax ni dafa dem cour suprême. pour ñu delloowaat ko poste député jotewul dara ak grâce ki koy am wala ki ko mën a ñaan mooy koo xam ni dañ koo tëj ba amatul benn bunt su boobaa yoon may na président de la république mu gracier ko ça veut dire que ni ko génn kaso pour le reste de sa peine lii ni nit ñi wax nag ñu lire ci journaux yi nii li mu def recours pour affaire député la amul solo jotewul dara ak grâce kon nañ ko bàyyi fële loolu kenn war a koo tudd sax ci mbir mi par contre li ñu war a mën gëstu fii ñu toll est-ce que Khalifa Sall amul rabat d'arrêt bu mu dugal ci condamnation pénale bi su dee dugal na rabat d'arrêt loolu mooy won ni amagul condamnation définitive donc dañoo war a xaar ba rabat d'arrêt bi jeex parce que su yàlla defoon rabat d'arrêt bi mu am li mu bëgg day effacer condamnation yi kon grâce mun na donc su dee Khalifa def na rabat d'arrêt loolu d'accord naa ni président mën na ci sukkandiku ni damay xaar mënumaa joxe grâce mais su deful rabat d'arrêt ku conseiller président ni ko li mu député ni ko jox grâce kooku juum na ça n'a rien à voir avec la grâce loolu mooy wax. RFM Sport. yegg si léegi ci xibaaru tàggat yaram door ko ak lu soxal wàllum basket ak Coupe d'Afrique ci jigéen ñi di afro basket bi nga xamante ne fii ci Ndakaaru sax lañ ko amal ca Dakar Arena bu Diamniadio tey jii nag la ñuy tàmbaliwaat jongante yi gannaaw bi nga xamante ni démb dañoo noppaliku ndax Tabaski ji tey jii nag ci ngoon bokk na ci match yi war a am bu 4h jotee Cameroun dina daje ak Nigéria bu 19h maanaam 7h ci ngoon jotee Égypte di daje ak Sénégal mu nar a nekk nag ñaareelu match bu suñu gaynde jigéen ñi gannaaw ndam li nga xamante ni amoon nañ ko ci kanamu Côte d'Ivoire gagné woon leen 77-36 maanaam juróom-ñaar fukki poñ ak juróom-ñaar ci fanweeri poñ ak juróom-benn ñu rawale leen kon ñeent fukki poñ ak benn. wax lu soxal wàllum football ak doomu Sénégal bi di Idrissa Gana Gueye moom nag lan nañ koy présenté wane démb ca Paris Saint-Germain di équipe bees bi nga xam te ne fa la signé ngir war fa jouer naka ren ji kon démb lañ ko doon présenté waa Paris Saint-Germain des ba léegi foofu la ca France wax nag ci match yu war a am ci Coupe de la Ligue bu France bokk na nag ci match yooyu Lorient di daje ak Le Mans Caen di daje ak Nancy Clermont moom Le Havre lay daje la Auxerre di daje ak Béziers 3 di daje ak Lens football ba léegi waaye ca Tugal ak tour préliminaire Ligue des champions bokk na ci match yi war a am nag tey jii ci talaata ji Dynamo de Kiev di daje ak FC Club Bruges ñi di waa Ajax d'Amsterdam di daje ak PAOK Porto di daje ak Krasnodar match yooyu kon tey jii lay am mu jëm nag kon ci tour préliminaire bu kon Ligue des champions mu nekkoon xibaar tàggat yaram yi nekkoon tam xibaar yi ne suñu dafa partage ci li ci gën a fës. askanu jàmm gën ca Kaffrine nekkuñ ci jàmm ndax mbënd yi ndaxu taw yi ñoo mujj yi kon ñoo fees dell ca seen kër tax ba xamuñu lu ñu Tabaski démb gouverneur Ziguinchor sol dalam di dox tànki jàmm ca ñagis diggante maire dëkk ba ak askan wa ca dox seen diggante gannaaw lotissement yi fa maire yi ba amal la
Maître Sidiki Kaba di yeesalaat ay kàddoom ci mbirum faatuk adjudant major Tamsir Sané moom ministre bi dénk wàllu armée bi nee na yoon dina def liggéeyam ba mët sëkk gannaaw bi ñu jàppee ñi faat commandant gendarmerie Koupentoum bi woon na. Tàggat yaram ak afro basket ci jigéen ñi gaynde Sénégal yi dañu amal seen ñaareelu jongante tey waaye Égypte la ñuy dajeel bu 19h maanaam 7h ci ngoon jotee. mu nekkoon xibaar suba gi ci rajo Futurs Médias El Hadji Ndiogou Diène ci micro bi Aliou Ba ci machine bi ñu leen di ñaanal yéen ak jàmm.